Voilà, jërëjëf mbokk yi internet yi ñu suivre à travers NGTV alors c'est Saline Omar l'homme qui touche là où ça fait mal mi ngi noonu mbokk yi internet yi ñu suivre partout ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax fas yéene def taxaw seetlu ci li nga xam ne jot na xew ci semaine bi ñu génn wala semaine bi nga xam ne ci lañ nekk fële ci inauguration stade bu bees bi nga xam ne moom la ñu duppee maître Abdoulaye Wade président Sénégal bi nga xam ni 2012 la daal di wàccoo ak askan wi alors. mi ngi noonu mu am lu fa xew ku ci nekk di interpréter mbir mi nu mu la neexee alors ñu bëgg ci addu itam wax liñ ci jot a découvrir ak li nga xam ne jot nañ ko ci gestu ba xam lan moo xew réellement voilà mu doon loo xam ne lu doy waar la nit ñi ñu war ci bàyyi xel bu baax a baax waaye laata may dugg ci ki nga xam ne mooy suñu papa muy suñu lépp defal nañu lu ne ci musique Sénégal muy Youssou Ndour damay njëkk ci sama soppe bi c'est sama artiste Wally Ballago Seck le golden boy de la musique sénégalaise l'artiste du peuple c'est le choix du peuple comment on peut dire c'est le choix du peuple parce que Wally da nga war a comprendre li la yàlla def ci musique Sénégal def ko sa benn morom actuellement ci sa génération ñi nga jamanteelu actuellement ñi nga bokkal génération nga jugandoo ak ñoom amul kenn ku mu def ni mu la def kon loolu cant la avant tout loolu sant yàlla suñu borom la voilà mu doon loo xam ni itam ñun ñi nga xam ni yow la ñu fekkanteel yow la ñu bu ñuy découvrir musique Sénégal yow lañ ci xam nga def ci lu am solo ñun yow la ñu bëgg yow la ñuy déglu yow la ñu naw waaye dafa am koo xam ne ci histoire musique sénégalaise dafa def lu kenn du dindi ci musique Sénégal dafa def loo xam ni ay génération dañ ko mën a dindi te amul benn artiste boo xam ne di nga def lu ko raw yàlla nañ am kuy def lu ko raw waaye kenn mënul dindi histoire Youssou Ndour ci musique Sénégal jamais kon Wally Ballago Seck su may wax ci yow damay fier su ma xool dafay sedd ndax li mu mel ci yow voilà mbir mi dafa doon loo xam ni dafa dem ba commencé jéggi dayoo lu tax mu jéggi dayoo mooy dafa am ñoo xam ne bokkuñu ci yow su ma déggee gars yi dinaan Wally Ballago Seck defal sa entourage ñen ñi di ci kaas dinaan ban entourage c'est vrai quand on dit entourage Wally Ballago Seck je pense man sama idée ak sama xalaat bu gàtt man su ma waxee Wally Seck defal sa entourage j'ai pas dit nga defal sa entourage maanaam nga j'ai pas dit Youssou Dieng mi nga xam ne mooy mooy directeur artistique bu Wally waxuma ko ndax ku xam Youssou xam lu jëmale waxuma la sax lu jëmale Wally ci kanam de mais lu jëmale musique Sénégal ci kanam loolu ci loolu lay dox lu dul jàmm ak salaam Youssou doxu ci ku xam Ndiaga Oro xam ko bëggul fësal boppam bëggul wonewu voilà toujours moom dafay liggéey noppi moom la ñu xam ne Ndiaga Oro mu doon nit koo xam ni artiste bu ne fii ci Sénégal yaa ngi ñaan yàlla liggéey ku mel ni Ndiaga Oro quand on dit exemple même sa danseur bi nga xam ne mooy Amady Badiane mi sa xarit ku ko xam ko ci rôle bu am solo bi nga xam ne mi ngi koy jouer ci groupe bi ci Ramdan ba ci sa carrière taxawaayam seen diggante yéen ñaar Wally Ballago Seck muy ci jouer rôle bu am solo su ma doon lim fii laay fanaan bu ñuy wax waxuñu ñooñu mais bu ñuy wax waxuñu itam buur géwël mais bu ñuy wax ñi nga xam ne bokkuñu ci yow malgré nit bu jógee fale lu mu mënta mel doo ñëw rek nga beddi ko quoi mais waxtaanal ak moom ba buy saagati mu saaga ci leneen mu bañ a ne lu tax Wally Seck lii mu saaga man foofu laay waxee en fait en tant que frère ndax man sa papa muy suñu waajur Thione Ballago Seck ba léegi mënuma gëm ni sax dafa gaañu dem naa 2 fois Yoff fi ñu ko denc dem naa 2 fois Yoff mais ça ma demee non du ma comprendre en fait mais moom dinaa ñëw ci moom spécial moom ki nga xam ne mooy Papa Thione dinaa ñëw ci moom spécial léegi Wally Ballago Seck su ma ñëwaat ci entourage bi c'est-à-dire Adamo tey boo waxee Adamo rek da ngeen naa Wally parce que moom forcé na nit ñi fexe na di saaga nit ñi ku laal Wally nangam yow nga encouragé ko ci frère da nga ko ci encouragé parce que dès au début nga ko waroon a freiné mais freiné woo ko da nga ko bàyyi mu doxal nga encouragé ko ci léegi dem na ba suñu papa Youssou Ndour keroog lu xew ci stade ba
parce que laataa may wax fii dama gëstu dama topp affaire bi ba comprendre affaire bi ni mu demee woon foofu c'est-à-dire Ndiaga Ndour moom moo sonorisé woon affaire yi moo ko yoroon su ma juumul depuis 15 heures xam nga depuis 14 heures ba 17h30 bi Macky Sall di dugg si ci stade bi ak ay ganam ci lañu fay matériel yi nga xam ni mooy sono bi nga xam ne moom la Ndiaga Ndour yoroon ak PNJ nga xam ne artiste bu ñëw ci PNJ la doon kale son am ñu tegal ko ci lañu fay sono yooyu ñu daal di delloo ci nasaraan ñi nga xam ne ñoo yor sono stade bi Macky Sall bu mu egsee Abba mi nga xam ne moo yoroon spectacle bi ci la Abba noppee wax kan ngeen doon dëgg muy wax Pape Faye le doyen Pape Faye grand Pape Faye moo doon wax moo doon présenté yëf yi parce que moment boobu c'est les grands moments Macky Sall président de la République dugg si na ak ay ganam ñoo Adama Barrow bu Gambie avec président Baldé fale ci Guinée-Bissau Paul Kagame ak ñeneen su ma lim fi laay fanaan ak président FIFA voilà ak ay suñuy invité ku mel ni Tokos le grand artiste Tokos Fally Ipupa ak ku mel ni njiital Mazi System groupe Mazi System ak ku mel ni Alpha Blondy africain bi voilà gan yooyu ñëw moment boobu spectacle bi changé waat mu amaat beneen xar kanam parce que moment boobu Abba lañ doon gis et puis président bi dugg si ak ay ganam gisatuñu Abba sono bi nga xam ne moom la Ndiaga Ndour yoroon PNJ di kale ay son ñi nga xam ne ñooy artistes sénégalais ñi doon def prestation ci stade bi ñooñu ci lañ noppee liggéey ci lañu arrêté ñoom léegi yëf yi delloo ci nasaraan yi nga xam ne ñoo yor stade bi ñoo yor sono stade bi ci la Pape Faye ñëw jël affaire yi léegi bu ñu demee ba Macky Sall def li muy def yee ba football bi match bi tàmbali ñu joué 35 minutes ñu tas match bi bu ñu ko tasee ci la yeneen artistes yi nga xam ne ñoom lañu invité waroon def prestation yónni nañu ma conducteur bi mais teewul dinaa ko posté après ngeen gis conducteur bi Wally Ballago Seck turam peut-être ci ñoom Pape Diouf fu ñu defee prestation maanaam foofu yëpp lañu ko boole mais ñi nga xam ne ñoom lañu gis invité ak ñoom Youssou Ndour Baaba Maal Ismaël Lô ñoo laa gis ci suuf ci lañ mujjee ci conducteur bi léegi après match bi ñëw nañ pour Wally jouer voilà ci seen wax nee na joxe na son bi léegi yow moom Wally nañ laaj kan la jox son bi ak moment boobu kan la doon muy Ndiaga Oro muy Wally muy ñi nga xam ne ñooy proche de Wally muy buur kan lañ jox son bi ak kan moo nekkoon ci solo bi moment boobu di saboté loolu yëpp ñoom ñu war a génn leeral ko Sénégalais yi parce que Wally yaa ngi suuflu ay doomu jàmbur dafa am ñu la bëgg ba wax yi bu amee dañuy toog ci nen dootuñu xam li ñuy def bu ñuy wax sax dañuy am problème en fait mu am yeneen jeunes yoo xam ne fii ci Sénégal moo xam ci politique moo xam ci musique moo xam ci football bi ñoom amuñu lenn lu dul ay commentaires yu négatifs saaga ndey guddi saaga ndey bëccëg. ma ñëwaat ci cas Adamo laataa may gën a xuus ci côté boobu muy Wally bi nga waroon a fere ne Adamo du tey dès au début bi mu commencé di wax ku laal Wally ma nangam Wally nangam ak nangam foofu nga ko waroon fere ne parce que li nga soxla du loolu Wally tu n'as rien à prouver ici au Sénégal kon c'est le moment nga freiner Adamo depuis au début mais weesuwul imagine sa papa Youssou Ndour ak fi nga jaar ak li nga ko waxal ci lu baax fii ci Sénégal dem nga ba ne jox na la benn ordinateur boo xam ni lépp a ngi ci pour nga raw yi ci say morom kon waru nangu ku koy saaga defoo ko dara Wally tooñoo Youssou Ndour defoo ko dara waxoo lu ñaaw ci moom mais Adamo laa bëgg nga jug ci moom Wally Ballago Seck ñun say soppe en tant que say soppe ñun say rakk ñun ñi nga xam ni bu ñu nekkee ci rajo yi di animé bu ñuy teg sa son dañuy ànd ak mbégte bu muy déglu yeneen animateur ci yeneen rajo yi bu ñuy déglu teg Wally damay gis ni c'est Wally national en fait Wally yëpp maanaam c'est pas hasard c'est pas hasard maanaam c'est pas ñu je sais pas na laa koy waxee sax mais du hasard bu ñu ne la Wally le centre du peuple en fait kon foofu tënk na lépp Wally ndaw ñi ñoo la jox bopp loolu yi fa nga bàyyi ci xel kon genre ñoo Adamo yi bokkuñu ci yow te du ñu mus a bokk ci yow il faut le dégager booy boobu fu muy wéeru di am buzz di wax di def lu bon loolu rek moo ko fi bàyyi du dara
bi laa gëmuma ni da laa bëgg déedéet gëmuma ko bu la waxee da laa sopp day wax lu ko neex Adama Buzz moo ko fi bàyyi di sàgg nday nit ñi Youssou Ndour waxul deful kenn xamul yàllaa xam waxuma Youssou Ndour deful moo xam lu waaye def sa bopp mais tey sàgga nday muy dagg jël Youssou Ndour yaayam sa maam la Wally Ballago Seck xoolal ni nga meloon ak Ibou Ndour yow nit taxaw fa di tàggal ndey Ibou Ndour à cause de toi mi mbubboo sa tur waxoo ko nga saaga waxoo ko mu saaga de waxoo ko itam mu def mais mi mbubboo sa tur di saaga sa papa sa baay mun naa ko waxee noonu sa baayu xarit mu koy saaga ndey du ko saaga fu mu gën a ñaaw mu tibbee ko foofu Wally c'est le moment nit mën nga am dëgg sans fen nga dem ba tooñe di te yow doo ko def sax si yeneen nit soi-disant say xarit ñoo koy def Adama bokkul ci yow kooku du nit dara gënuma ko ndax ko gën yàllaa xam mais comportement Adama du nitu dara Adama day yàgg rek mais yàlla na ko xaawi te li muy def ni dina ko mës a rëccu ñaata doomu Adama la Adama tooñ ci kaw suuf mu foog ni moom dina am lu baax wala dina dundinam dina mujjee ci lu baax mi ngi nax boppam frère kon ne di saaga fi ngay toog da ngay saaga mais sa mujjanteel non billahi at na yëpp ñu la yërëm xol yaay jàmbur nga tàngal xolu baayu jàmbur nga tàngal yaakaar nga tas ak li nga jot a def ci réew mi ci lu bon billahi wallahi wa taala ji naa ko Sëñ Fallu Mbàkke sa mujjanteel du neex frère fi ngay mujj du neex billahi foo mujjee fu neex ma xam ni yàlla amul Dieu n'existe pas billahi kon Wally Ballago Seck c'est le moment nga génn nga wax nga communiquer yow yéen ñi joxe son bi xam ngeen ni mu demee c'est le moment ngeen génn communiquer ngeen ñu bañ a topp buzz bi ak polémique bi xam nañ ni tu es le créateur des buzz au Sénégal loolu kenn du ko di werante wala kenn du ko natable en fait tu es le créateur des buzz au Sénégal loolu kenn mënu ko dindi dangaa xam fuy metti nga fay laal dangaa xam fuy xasan nga fay wokk frère moo tax ndaw ñi jox la bopp danga comprendre showbiz moo tax nga agsi fi nga agsi ni tey ak sa talent kon c'est le moment nga génn nga wax bu ñu topp buzz yi ba leneen ba ñaaw ba mu am ñaawteef jamais parce que kii kilifa la man seetaan benn vidéo boo xam ni bi ñuy wax ni Youssou Ndour depuis stade ba këram waxul ndax am lu ko métti am lu ko bett parce que même nga xool réaction bi ñu ci li ñuy wax ba nga demee bay dem mu woowlu la mu ne ñëwal ñu def prestation grave pour rek mbéggal soppee xam na ni yow da nga génnoon uniquement benn son boo xam ni pour rendre hommage li nga xam ne mooy geste bi nga xam ne Macky Sall def na ko ak Lions yi nga xam ne jël nañu coupe bi nga ànd seeg say ñoo Alaaji Keita ñeneen ak ñeneen ñoom Tarba Mbaye su ma doon lim fii laay fanaan ñoom Thiat Seck après yëf yi mujjee ni mu mujjee mais frère bu doonoo ma damay xool comme kii sama papa la parce que terrain football booleetul leen Youssou Ndour mënatul def li nga mën a def yow c'est impossible kon da nga waroon ñëw jouer ak moom sa papa la après mu rafet Wally musique bi waxuma la sa yàggal si yow see loxo lay mujjee parce que mi ngi see loxo mais boo yi saaga continue di saaga doomu aadama yi laa wax ni Wally te gaaw a alerté day gaaw a wax parce que ndaw ñu jox nañ la bopp peut-être boo waxee yooyu yëpp dina ñàkk c'est le moment nga génn communiquer wax Youssou Dieng kilifa nga xam nga yëf yi xam nga fuy métti xam nga fuy xasan communiquer seetaan naa la CNM xaw ma CNM je ne sais pas seen bi ngay defee émission noonu wax nga ci mais dafa des il faut nga essayer tamit communiquer pourquoi pas conférence de presse woo presse bi ngeen toog ngeen wax lu xew na ba pare mais lu des suñu kanam la ñu war a wax kon ngeen invité ñi nga xam ne ñoo nekk si ginnaaw di saaga di polémique leneen li ma ci adduwaat du ma ci sori sax muy Baye Jall ex manager Sidi Diop ex manager Mandiaye Seck kooku du gor kooku du nit kooku jarut a àndal Baye Jall du nit du gor jarut a àndal man maa ko wax parce que Baye Jall Sidi Diop la doon àndal
en 2017 si je me rappelle très bien su ma juumul Sidi Diop bu mu jëlee penc mi problème wax ñu Sénégal yëpp découvrir nañ ko def na ko wax na Dakar Actu ak Buur Géwël wax na Sénégal wax ci Thione Seck ay kàddu yoo xam ne kenn du ko wax ak kilifa jiñ ko maanaam moom moo doon mën a gancé loolu nangam ki nangam ñun dañoo yor loxoy kese ñoom ñu yor yar dañu dóor nangam ki nangam xam nga yooyu wax ko lu ne yàq ko lu ne mais bu mu amee souci ak Sidi Diop li ñu xamuloon ci moom yëpp découvrir nañ ko ci moom ay secret yëpp yaa génne na ko ci presse yi toog publiquement di wax ci Sidi Diop attaqué Sidi Diop ba mu xam ne loolu nekkatul buzz doyu ko mu dem ci Mandiaye Seck ànd ak moom quelque temps anamu keroog ma gisee Pape Seye Diallo invité le TFM ma gis ko sa ginnaaw ba may dëgg sax ci ay fort ci weyu bay këm moom ci staff bi la bokk waaye Seck ñooñu la ñuy wax ni ñooñu bokkuñu ci sa entourage xam nga lan moo la fi indi bari na ñu fa nekk ñi ànd ak yow seen sañoon tey nga suux ba ngay génne sa woy wa lan la ñu mu demee ba waa suba tey jot ci ak yeneen keneen yow yaa ngi ci sen gi maanaam gars yi ñu ngi seen ñeneen di ci jot loo fanaanoo sax boo yeewee boo ko waxee sa xarit mu wóolu keneen wax ko keneen kooku wóolu keneen wax ko keneen itam wax ji di dem kon dafa am ñu nekk sa entourage war nga leen seetlu bu baax seetlu leen ba ràññee leen nga seppi leen seen biir ñu jóge fa nga concentré wu sa carrière nekkul Sénégal tu n'as rien à prouver ici kon ñu nekk sa entourage c'est-à-dire ñoom dañoo ñëw fii pour dóor di am accès ci yeneen bureau de DG yi pour mën a am lu ñu ne seen ceeb ñoom du seen xarit seen bopp moo leen indi ci yow mais du xarit du naw du fans du dara du staff du ñëw ñu pour liggéeyal la dañoo ñëw pour liggéey seen bopp mais yow nag da nga baax jàppe sa bopp ni ñëpp koo gis da nga koy jàppe ni sa bopp mais dafa jot nga raxasaat foofu ba mu set wi ci nga xoolaat sa taxawaay parce que tu n'as rien à prouver fii comme ni mu ko waxee ici tu n'as rien à prouver ici au Sénégal ma limal la Wally Ballago Seck Grand Théâtre ñaata yoon nga kii ba nekkatu défi Esplanade Grand Théâtre CICES monument de renaissance ak fi nga xam ne mooy place de l'Obélisque stade bu Guédiawaye stade Tinguède ak ci ma doon lim sax damay juum ak musée civilisation noire xaw ma ñaata espace yi gën a yaatu fii ci Ndakaaru nga feesal ba mu nekk gisee fermé ñen ñi lendemain nga gis polémique ñi di kaas jënd naa sa biir lu tax dugguma Wally nangam ak nangam di kaas ñaata yoon mais Wally Ballago Seck mon frère sama grand sama lépp maa ngi lay talalox ngir jëmi Rasulullah c'est le moment nga xam ni fii nekkatul affaire nekkul fii Sénégal fale la xam nga ñen laa bëgg nga concurrent leen nga dem concurrent ji leen jëli affaire bi foofu ci ñoom indi ko Sénégal am na ñeneen ñu ñëw ci mbir mi de ku njëkk mooy Tokos Fally Ipupa je pense que ngeen ci stade ba ak ñeneen su ma doon lim fii laay fanaan dem nga Côte d'Ivoire ñu invité le plateau nga ne ñu laaj la ndax kii moo la laaj sax l'artiste là tur bi laay fàtte waay DJ Mulukuku c'est DJ Mulukuku moom moo njëkk a def tib maalelo a musiki moom ak DJ Arafat ñoom ñoo njëkk a def mu DJ Mulukuku moo ko laaj question bi ne ko xamoo nga DJ Arafat mu ne ko xamoon naa ko minentew ñu mais ñëwoon na Dakar gisee nañ bu la laaj lan nga boo wax ci Arafat lan ngay wax ci moom lan nga wax xoolal li nga seede ci Arafat loolu nekk ci yow tey li nga am sax ci mbooloo Arafat amoo ko man loolu laa gëm te lu ma constaté la kon c'est le moment nga dem au niveau étranger au niveau international nga yóbbu foofu li ñu musique bi Bokandé François Bokandé def na lu ne ci football Sénégal mais indul coupe indul médaille Alaaji Diouf topp ca mu indi médaille indul coupe kan moo ci topp Sadio Mané mu indil ñu trophée alors mi ngi noonu kan moo ci topp mi Sadio Mané mu indil ñu trophée Sadio Mané moo ñu indil trophée mi coupe d'Afrique keneen dina ñëw indiwaat leneen pourquoi pas coupe du monde
ñu koy souhaité Sadio Mané ak ay ñoñam pourquoi pas ñoom ñu jël coupe du monde yàlla moo ko xam. Mais c'est le moment Wally Ballago Seck Youssou Ndour indi na fi disque d'or meilleur artiste de l'année meilleur album de l'année meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest nangam ki nangam yooyu meilleur type yooyu yëpp am na ko am na yeneen keneen mais Wally lu Youssou Ndour jotagul indi Sénégal loolu la ñu bëgg nga indi ñu ko yeneen distinction loolu la ñu bëgg nga indi ñu ko Sénégal kon yow nekkatoo fii Sénégal fii lañ la soxla ngay def ay non ñun fi la soxla actuellement mooy au niveau occidental au niveau international nga concurrent ji gars yi foofu nga jël affaire yi indi ko Sénégal musique Sénégal dafa peut-être fii loolu lañ soxla actuellement mon frère parce que du talent am nga talent bi am nga potentiel mi ngi ci yow mën nga woy kan mooy sa baay Thione Ballago Seck doy na barki yonent bi kan mooy sa papa Thione Ballago Seck doy na Wally suñu musique ci sa loxo la nekk kon ñun dañu war a dal sa kaw ñun choisir ñu pour yow nga ñëw nekk suñu leader yàlla moo ñu ko choisiral nga ñëw nekk suñu leader kon da nga war a doxee ni ñu bëgg mooy lan li ngeen nekkee fii nii yow dépassé nga foofu loolu nga war a dugal sa xel nga dem exporter suñu musique au niveau international. damay faral di mbalak gars yi ne gis nga am nga slogan maanaam danse yi nga xam ni artistes yi dañ ko doon créer xam nga depuis ban danse moo gëj a dem ay Bercy wala yeneen kii mooy jalkat yi xaw ma moom laa gëj a kii ay Youza yëpp demul parce que Youssou Ndour ak ñoom Simélo ñu daan yóbbu musique bi léegi seen âge maytu leen comme li ñu daan tëggee bu njëkk ba Europe di dem ak a ñëw seen âge maytu leen ko kon Wally Ballago Seck yow ak Pape Diouf Sidi Diop yéen a fi nekk mais lan mooy xiiroog ngaay bi xulóog bi concurrent bi na seen mu rafet ngeen jaar la ko ci yoon ngeen fexe boole doole yóbbu musique bi exporté ko yóbbu ko au niveau étranger jaay suñu destination dëkk malgré yéen a ngi koy def mais gën leen ci rey seen bopp gën leen ci rey seen bopp parce que fii vous n'avez rien à prouver ici au Sénégal def ngeen lépp surface yi gën a gànd fii Sénégal feesal ngeen ko kon Wally Ballago Seck mon frère polémique yi jaru ko nit ñu wër di saaga itam nañ ko bàyyi ñu Sénégal gi ñun ñoo ko bokk Diop Sow Baldé Diouf Ndiaye voilà c'est ça quoi amul leneen xoolal kii Diouf la sant Pape Diouf kii Seck la sant kii Diop la sant kii sant Ndour xoolal loolu rek bu ñu seetlee ba ci biir bokk nañ ñi am na ñi ci bokk ay maam c'est ça le problème kon nañ ko rafetal ñu bañ ñaawoo ana Papa Thione ana Ndiaga Mbaye ana ñeneen ana Ndongolo waaye Ndongolo toll woon na fi Aliou Mbaye Nder toll woon na fi dama bëgg nga doxantu ba kër Aliou Mbaye nga waxtaan ak moom ci jamono bi mu ciy toll ñaata oto ñu doon gaare ci buntu këram ñaata appel doon recevoir par jour demal foofu nga laaj ko doxantul ba ci mbokki Ndongolo ñaata nit ñoo doon ñëw kër Ndongolo di ko seeti bés bu set est-ce que mbokki Ndongolo gisati nañ ñooñu tey Abou Cubolo mi nga xam ne yéen a bokk way woowu laaj ko en 2009 bu muy génnee album bi mu ne boum ñëpp xam ko ñëpp di ko coow ñaata ndaw ñoo ko doon seet si bés bu set ñaata nit ñoo ko doon woo téléphone anamu moom waxtaan ci ak ki nga xam ne mooy sa ménagère parce que moo ko yoroon mu njëkk ba kon nañ ci bàyyi xel musique jaamu yàlla la liggéey la comme ni liggéey yëpp jaamu yàlla la kon nañ ko rafetal Sénégal gi ñun ñoo ko bokk ñun ay jeunes lañ kon Wally ñun ci yow rek lañu mën a roy boo wàccee yoon wi di nga yóbbaale jàppal ñi nga yóbbaale téeméeri jeunes yoo xam ne ñu ngi sa ginnaaw di la roy mu néew mu bari di nga am ñoo yóbbaale kon teg ko ci yoon wi nga xam ne am na ñu la bëgg nekk sa ginnaaw surtout nga nekk artiste boo xam ne jeunes yi ñoo la jox bopp choisir la bëggal la du ñoom ñoo tab tab ñu ne Wally lañ choisir ànd ak moom yàlla moo leen boole ñu bëgg la li ngay def ak sa feeling ak lu nekk ci yow ñu bëgg la ci kon bàyyi ci xel bu baax a baax alors mbokk yi nga xam ne ñu ngi suivre ci Ndongaan TV NG TV maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen jox dox daje ak beneen ndaanaan alors gis ngeen fi ma nekk nii tey ñibbeeguma sa kër ga demuma ci loko NG TV mais maa ngi fii nga xam ne mooy Mbaaw FM fi nga xam ne dama def émission ba nuppi après daal di entamé li nga xam ni mooy xew-xew bi nga xam ne jot naa am fii ci semaine bi ci loolu lañ doon waxtaanee maa ngi leen jox dox daje ak beneen ndaanaan wala beneen actualité bu ñu war a traité
daal di koy traité ndoo ak mbokki internet yi nga xam ne ñoo ñuy siiw ci Ndongaan TV NG TV way leen di abonné way leen di commentaire di like vidéo yi surtout seen scène la scène bi lépp loo xam ne actualité la dinañ ko indi à temps réel jox leen ko ngeen mën ci jotee itam alors jaa ngeen jëf merci beaucoup à tout le monde. Mbao FM nag dinañu déglu fii ci 105.9 FM Dakar rajo Abdou Karim Sall monsieur le ministre de l'environnement nouveau maire de Mbao alors mi ngi noonu di leen jaajëfal merci beaucoup à tout le monde jaa ngeen jëf.